ànd ak ñun saa su ne ci RFM ci kattanu sunu borom ñu ñëw àndaat ak yéen ci seen émission daan corona waaye it ci xibaar yi suba ak léegi di ci sant bu baax suñu borom di leen sant di leen gërëm ci taxawaay gi kóllëre gi cofeel gi ak li nga xamante ni mooy jàppale gi jëm ci RFM saa su ne di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp ni ñu ko baaxoo rek ak docteur Aloyse Waly Diouf docteur moom dama ko xawoon mbas fan yi nag docteur maa ngi lay ziar. El Hadj maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu di ñëw di nuyu mbokk auditeur u RFM yëpp. jërëjëf. di yaakaar rek ne ñëwaat nga ak forme. comme donc ñu bàyyi woon dem noppalu ji. non yow xam nga macha allah xaw ma sa secret moo tax vraiment ñu ngi lay wéy di encourager ak monsieur le ministre ak tout le personnel mais xam naa ne daal am na ay garab yu gars yi di joxe foofu ci suuf ak ñoom ngóone comme man jotuma ci il fallait ma dem noppalu semaine. noppalu ji waaw baax na ci. mais tey débat bi xam naa professeur docteur mooy ci wàllu chloroquine bi ndax coow li jugati na boobaak léegi ñun moom la ñuy faje ñun on a même été obligé ci sunu journal tegaat kàddu yi professeur Raoult naam xëy na kenn du njàkk ko mooy mais comme ñun si Sénégal nuy waxtaanee di waxtaan ak waa Sénégal ak njëriñu Sénégal ñu ngi xaar ci yéen le ministère de la santé ngeen wax ñu lan mooy position Sénégal ci biir débat comme ñun boobaak léegi moom la ñuy fajee ci sunuy l'hôpital yi muy hydrochloro bon ma bàyyi la nga tudd ko c'est un peu compliqué voilà hydroxychloroquine. waaw jërëjëf El Hadj damay nuyu personnel de santé bi yëpp di nuyu aussi ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllum paj mi rawatina ñu nekk ci CTE yi ni nga ko waxee ci wàllum hydroxychloroquine am na benn étude boo xam ne génn na étude bi mu génnee OMS ne moom arrêté na essai clinique yi mais li ma ci mën a wax Sénégal mooy ñun ci jaarale ko ci ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu boobu mooy ñoom professeur Seydi defe naa moom wax na ci lu bari ci ni mu koy utiliser joxe ci aussi ay tegtal yoo xam ne ñu ngi koy topp liggéey nañ ci am ci ay résultats je crois que même bi ñuy def suñu deuxième point de presse bi le 2 mai jotoon na ci wax. te loolu je crois que ñoom am nañu xam-xam boo xam ne ñun duñ ko naatable li ci am mooy dañ leen di bàyyi rek ñu xool étude bi xool aussi ñoom résultats yi nga xam ne moom la ñu am après ñoom dinañu jox yoon bi nga xam ne moom la ñu war a jël. mais dëggal nga confirmer nga ni junneeg juróomi téeméer yu tegal ci wàllu ñuy wér boobaak léegi boobu protocole lañ leen di fajee. waaw xam nga El Hadj dafa am loo xam ne. dafa am ci prise en charge Covid-19 dafa am cas yoo xam ne ay cas asymptomatique la am na ci cas yoo xam ne cas symptomatique la professeur Seydi nga xam ne mooy vraiment suñu lamp ci wàllum paj bi wax na ni ma ko waxee le 2 mai que moom constaté na bi mu utiliser formule boobu boole ci hydroxychloroquine teel ko utiliser ci maladie am na résultat yoo xam ne joxe nañ ko loolu bi mu ko waxee ñun ñëpp ñu rafetlu ko moo tax ci loolu dañuy bàyyi rek moom ak équipe am ñu mën a jël en compte li nga xam ne mooy étude bi génn ak li ci OMS wax pour xool ndax ñoom dañuy continuer ci li ñu nekkoon wala dañuy revenir à un autre niveau de prise en charge mais li ci am ba am mooy ñoom muy suñu professeurs yi ay borom xam-xam lañ te ñi nekk vraiment dans le monde ëppale wuñu leen dara moo tax ñun suñu confiance toujours dañ koy bàyyi ci ñoom di leen bàyyi nag ñu ñuy wax ban yoon la ñu war a jaar. Est-ce que c'est sûr qu'ils auront les coudées franches parce que am nañu gis ne ay kilifa mun naa ci citer kenn l'ancien ministre français de la santé Philippe Douste-Blazy maa ngi koy suivre mu ne moom yëf yi du leen lu may pression industrie pharmaceutique yi ci kaw résultat scientifique yi. Est-ce que am nañu assurance que sunu scientifique yi dinañ am assez de coudées franches pour que aussi ces pressions là bu fekkee ne existé na mu bañ a nasaxal seen liggéey. ñun ci wàllu ministère de la santé je crois que duñu teg pression ñi nga xam ne ñoom la ñu wóolu muy suñu professeur yooyu donc dañ leen di bàyyi vraiment ñu demee seen xalaat demee seen xel jox leen doole bi nga xam ne mooy doole bi leen
bi leen di muur ak kóolute pour que ñu mën a vraiment tawal li nga xam ne mooy seen xam-xam damay fàttali rek ne ñun bi ñuy commencé utiliser hydroxychloroquine boobu OMS joxewul woon ndigal ñi utiliser ko donc c'est pas que OMS joxe na rek dañuy gëmm adopté am na ñoo xam ne ñoo ko commencé utiliser ma koy félicité waat mais ñoom professeur Seydi ak seen équipe ñoom dinañu évaluer te je crois que ñun à notre niveau ministère de la santé ministre bi defe naa wax na ko ñun dañ leen jox la confiance totale pour que lépp luñ ci xalaat rek ñu mën ko adopter te loolu dinañ ko def dans un cadre ñoom au niveau scientifique mais de manière beaucoup plus générale à travers le comité national de gestion des épidémies. Dernière question gestion bi yorinu ko xeex beeg jàngoro ji bi président jibalee ndigal ak gafal bunt yi am nañu ko comprendre neneen foog ne ñoom dañ rek nañ delloo buum ca boy ga est-ce que jot ngeen fee évaluer boobaak léegi ndax yëf yi dafa am ak tan wala dafay yokk wala dañ naan gars yi kat il faut ñu defarwaat. waaw li ñuy wax mooy bu ñu xoolee par exemple si test yi ñuy def ak cas yi ñu am positif am nañu tuuti stabilité mais stabilité boobu bu ko nit ñi méngale ak avancé ci wàllum comportement yoo xam dañ ko war a adopté li ci am mooy gis nañ ne feebar bi li ci ëpp dina nelawal nit ñi mu am une petite amélioration mais fi ñu war a dëgg suñu tànk mooy continuer di respecter mesures barrières yi continuer di sol masque yi elage gis nga bu ñu bëggee li ñu daloon ci feetu Pâques yi dalaat ñu ci feetu Korité yi mu bañ a am rek ak ñaan yi nga xam ne suñu kilifa diine yi ñu ngi koy ñaanal réew mi dafa des ñun askan wi ñu gën a continuer ci mesures barrières yi te loolu pour ñu def ko il faut que ñu dem ci gox-goxaan yi il faut que ñu comprendre aussi à travers les leaders d'opinion yi nekk ci communauté yi li tax nit ñi bëgguñu sol masque yi li tax nit ñi di hésiter pour sol masque yi li tax ñenn ñi duñu sol masque yi pour mën a jël loolu nga xam ne mooy évidence yooyu pour mën ci defar communication waxtaan ak askan wi parce que li ñuy dund fan yi dafa xaw metti te loolu pour ñu dindi ko ñun rek ñoo ko mënoon dinil suñ bopp kenn du jóge bitim réew dinil ñu ko ñun ñoo ko mën a dinil suñ bopp ci respecter li nga xam ne mooy port de masque ci respecter li nga xam ne mooy distanciation physique ci respecter li nga xam ne mooy wàllum hygiène des mains di raxas sa loxo ak ndox ak saabu am na solo docteur ñu ngi lay gërëm maa ngi lay gërëm El Hadj. à tout à l'heure 10h incha allah ak le ministère de la santé docteur Aloyse Waly Diouf ñu koy gërëm bu baax di ko sant ba tey ci daan ko nag RFM professeur Daouda Ndiaye professeur maa ngi lay ziar bu baax. El Hadj Assane maa ngi lay ziar di la nuyu sa mbokku auditeurs yëpp di la baal wax parce que gëj nañoo déggante. jërëjëf baal naa la nga baal amiin Ndiaye ñuy gërëm bu baax it professeur Mactar Camara di ko ziar bu baax moom njabootam vraiment di ko gërëm gu amul app am na njëlbeen waaye amul ak app ndax boobaak léegi mu bàyyi yitteem yëpp ngir yéen waa Sénégal baaxee ko it RFM ci wàllu consultance gi professeur Camara virologue ci le Dantec du ñu tàyyi ci di ko gërëm di ko sant professeur Ndiaye ci waxtaan wi tey moom benn bi la chloroquine gi ak coow li comme léegi ba nañu ko bu Madagascar gi boobu moom xam naa bëgg naa nga wax ma ndax dañ ko dugal ci tiroir yi am déet mais chloroquine gi OMS xëy rek wéer ko ci benn étude ne nanu dakkal essai clinique yi yow en tant que professeur ci wàllu kër docteur noo ko gisee. d'abord damay nuyu sama xarit docteur Aliou. directeur de cabinet. di wax ne dañuy tënku ci li mu wax rek man foofu laa jàpp yëf yi. am na lu bëri du ma ci mën a wax. te comme am nañu ministère daal. nañu tënku ci ministère rek. ok ñu tënku ci ministère bi. ma defoon ni xam-xam moom dafa ubbiku. waaw te ñun ñii ngeen di fajit danoo bëgg a xam nu nuy faje dëgg la xam nga moom am na lu mu wax. am naa defe naa ne waxam ni mu ko waxee ministère ak scientifique xam nga dafa am lu ñuy tëddee. te am na fu affaire bi toll rek mieux vaut ñu tënku ci fenn rek je pense que moom wax na ko te noonu la. c'est-à-dire que scientifique yi dafa am nu ñuy liggéeyee. te du lépp nañuy liggéey noonu lañ koy génn ci biti. dëgg la
donc moom mooy je pense que encore une fois fi mu ko waxee. comme nee na te loolu am Sénégal am na comité am na scientifique c'est sûr que lépp lu ci am rek danañ ko waxtaanee fi ñu ko war a waxtaanee. muy comité éthique beeg yooyu ñi nga xam ni ñoo. voilà ñooy lijji noonu la ah. ñoom ñooy jaarale yëpp ci yoon. ñoom ok parce que lépp ci comité éthique lay jaarale. ñoom ñooy en tout cas en matière de ci recherche yëpp ñoom fa lañ koy jaarale. xaaral ma def yëfu jaxase tuuti ndax ci njëlbeen yow amoon nga ay réticence mbaadu yëf yi daf lay bëgg a jox dëgg. déedéet dëgg xam nga kan mooy am dëgg alaaja sax. benn dëgg rek moo mën a am. bu ñu demee ba daan corona. ok dinañ am dëgg. incha allah loolu am na solo dama doon ruube tuuti ni ko gune yi waxee. xam naa ne man te yow xam nga ne yow waxtaan nañ lu bëri ci mel noonu. maintenant bu garabu Madagascar bi également. waaw lan lañ wax xam nga nag boobaak léegi professeur ñun nag jàng suñu xam-xam bariwul ci docteur de ñun waa Sénégal waaye yëf yi daal. am na lu lalu ci suuf lu nu waxul ca kaw de man xaw ma lu xew daal. dinaa mos a toj yàq bi de ni ko waa ji waxee dinaa mos a xëy ni yëf yi am na lu ci lalu lu bari lu wér waaye am na luy nuru lu wérul de. non alaaji yow del taxaw fi nga taxaw rek yow bu ko jax de yow moom dañ la xamee defar ak jaarale te dëkk fi ñu toll nañuy defar rek parce que dama jàpp ne rek dëgg la lu jot rek yomb nag xam nga bu àdduna demee nii xel yi day xaw a jaxasoo c'est normal mais ñu war a taxaw dañuy taxaw te xam ne yàlla dinañ war a yoon bi rek ak responsabilité quoi ak c'est-à-dire waaw ak patriotisme man gëm naa ne bu xel yi dalee rek bu xel yi dalee ñu waxtaan suñu biir rek dëgg la lu bëri mën nañu yomb mais pourvu que ñuy ubbiku quoi comme parce que mënoo woo nit ñi ci responsabilité ba rek tëju xam nga aussi nit ñi bu ñu tëju ba sonn dañ koy fettal rek mu dem mu génn donc il faut créer des espaces d'échange. Je suis totalement d'accord ak yow. voilà totalement d'accord moo tax même communauté dafa war a xam lu bari. boo xoolee yëpp pour mu yomb. oui li ñu ne bu ñu ko waxtaanee ci penc ma rek. dëgg la solution am. très bien parce que yenn saa nit ki dina def lu baax sax. mais bu ko waxewu rek nga ne lu tax mu nëbb ko wala lu tax waxewu ko donc bu ñu ubbeekoo ni nga ko waxee ñu waxtaane lépp mu bañ a am tabou mais mu am sincérité mu am transparence mu am gëm-gëm yaakaar naa ne lu bëri dina sotti dëgg la te moo tax olof nee na boo nee tekk rek tekk war la yoon mais ñu waxtaan suñu biir gën a jàppalante nag Alaaji Assane moi je pense que dañoo toll fu nga xam ne ñu gën a jàppalante dëgg la gën a nekk benn am na solo parce que boo xoolee si lu mu jógee mooy korité bi ñëpp dañoo nekk benn ñu jullandoo benn et cetera et cetera je pense que bu ñu continuer ci loolu gën a bëggante suñu biir li ma yéene sa bopp ma yéene Alaaji Assane parce que am na foo xam ne ñëpp xam nañ ne ab feebar fu muy toll boo xoolee kër diine yi wax nañ ko ñoom ñëpp dafay dépasser wàllu médecine dëgg la dafay jël aspect humain dafay jël aspect doomu aadama mooy lan nañu gën a bëggante suñu biir soppante yéenante loo yéene sa bopp rek yéen sa kenn yéene ko sa bopp surtout ça muy lu dëgg je pense que bu ñu ko defee yàlla dinañu wéram dëgg la parce que ñu ngi naan dañ baalu àq ñam na solo lool mais nañu yërëmante suñu biir jàppalante na dëggu je pense que bu ñu ko defee rek solution dina am parce que solution médicale parfois totalement dina am de mais du lépp mooy sotti lépp waaw junj doy na borom xel de tey professeur bu mujj doon ab ilimaan kon yëf yi c'est sérieux il faut que gars yi xam ni lépp la kër docteur la jikko yi la bëggante la jàppante lépp la maanaam dëgg la ak tuub gi tam tuub dellu suñu borom moom laa mooy tuub ci la bokk mais mu nga xam ci dellu di nga tuub ba pare bu sincère bëggante lu sincère sincérité bu amee sincérité am dëggu am njub je pense que lépp dina sotti incha allah rabbi incha allah professeur kon suba nga reprendre robe professeur bi nag dégg nga ñu waxtaanee merci infiniment Daouda Ndiaye jërëjëf ñu ànd ak professeur beneen professeur Bamba Kane moom professeur agrégé la physiologiste ci fac médecine wàllu physiologie ci lay yëngu di conseil du président de la république professeur Kane maa ngi lay ziar bu baax maa ngi delloo ziar Alaaji Assane di leen baalu ak yéen tam ci korité gi nga xam ne ci lañ génn barki démb. jërëjëf. di ñaan yàlla ni koor gi jeexee yàlla na ànd ak feebar bi nga xamante ne nii moo xaw a lëmbee dëkk bi lëmbee àdduna bi. amiin yaa rabbi amiin professeur ñu ngi lay baal di la baalu yow it léegi coow li rek mooy chloroquine geek bu subaa bu tayee ñu wax lii bu subaa li ma wax sànq maa ngi koy junj ak professeur Daouda Ndiaye li dëgg ci mbir yi ci wàllu scientifique moom bari na lool ñuy gërëm le personnel médical mais leneen liy dëgg mooy xaalis mu ngi bëgg a yàq mbir mi ci àddina am na ci yu vraiment ay lobby la gën a nuru ay kàcc que ay vérité scientifique.
waaw jërëjëf Alaaji Assane donc effectivement bon man actualité chloroquine bi dafa doon loo xamante ne ni lu may suivre la depuis bu yàgg ba léegi. démb effectivement ñu yëg li nga xamante ne ni moom mooy décision bi nga xam ne moom la OMS jël. Suspendre pour le moment parce que tam suspendre wuñ ko définitivement dañuy suspendre pour le moment essais cliniques yi nga xam ne ñu ngi ko doon def ci chloroquine bi. mu doon loo xamante ne ni bon man personnellement xaw na ma mettre un peu mal à l'aise parce que tey nag kii wax scientifique la bi wax comme ni ma la ko waxee bi ñu mujjee waxtaan ñu ñaar. bi wax ngir aqulay taalam. ndax OMS defe naa ni. Bon décision bi nga xam ne moom lañ jël démb dafa nekk décision boo xamante ne nii bon man personnellement dama ci xaw a maandu tuuti. ndax li tax ma maandu ci te itam di rafetlu bu baax a baax position bi nga xamante ne nii pour le moment Sénégal jëlandagum na ko ci. ndaxte Sénégal ñoom déjà dès le départ bi coow li bëree en France ñu naan efficace naag efficaceul. Rapidement professeur Seydi ak ñi nga xamante ne ni ñoom la àndal ñoom rapidement dañoo jël chloroquine boobu noonu di ko fajee suñu ay malade bu ñu comparé ñun li ñu am ci ay résultats ak li nga xamante ne nii moom la France goog nga xam ne ñoom dañoo dëkkoon ci xuloo ak xiiroo ngaayoo ci problème mu garab boobu defe naa ni résultats yi bu ñu leen comparé ñun defe naa ni war nañu sant yàlla ndax liñ fi amagum ci lu faatu benn nit sax bari na waaye liñ fi amagum ci lu faatu mu tolloogum ci fanweer ak juróom wala yu toll noonu. bokkul ak ñaar fukki junni ak juróom junni yi nga xam ne ëpp na ko. faatu ci dëkk yi nga xamante ne ñoom dañoo yeexoon a utiliser protocole boobu nga xamante ne nii moom la Didier Raoult proposé woon. ma jàpp nag ni Sénégal dinañu am fulla gu toll ni li mbote doon dundee ba doon kuy. ñu continuer ko dundee. bañ a dugg ci yeneen influence. parce que nag du ay caaxaan ci lu mat ñetti junni nit ñu feebar junni ak juróom yi wéragum ñeneen ñu am ci gum yaakaar. loolu tey ci dafa doon loo xamante ne lu leer la loo xam ne. di dugg ci leneen loo xam ne leeruñu. te lii ñu gis ci tan defe naa ni ñun dinañ am fulawu bañ a toppandoo. ndax li ma gisagum man pour le moment nii. dal na suma doy na la li ma ciy dolli rek. Alaaji Assane mooy. man Didier Raoult xaw ma ko ci ndey xaw ma ko ci bàyyi. musuma ko gis. li ma intéressé rek mooy dañu toll ci jamono boo xam ne doomu aadama yi nekk ci àdduna yëpp dañu jaaxle. ci benn feebar boo xam ne dafa lëmbee àdduna bi lëmbee woon àdduna bi noo xamante ne nii jamono yooyu noonu nga xam ne moom ci lay proposé li nga xam ne mooy chloroquine résultat yi mu ci am itam ku ne teg na ci bëtam ndax Alaaji Assane boo xoolee à Marseille. Didier Raoult ci clinique boobu nga xam ne ci la hospitalisé ay malaatam yi mu doon faj ci hydroxychloroquine bi. boo jëlee ñeenti junni nit yi mu faj problème yooyu nga xam ne moom la ñuy wax ci problème cardiaque ak yooyu wax na ko démb nee na moom daanaka gis ko ci kenn ci ñoom te ay cardiologue yu mag a mag ci la àndaloon ci liggéey bi. boo xoolee ñi fa faatu 0,4% ñoo faatu ci ñi mu hospitalisé moom. 0,4% maanaam mooy boo jëlee junni nit ñeenti nit ñoo faatu ci ñi mu doon faj bu dee da nga jël France boo jëlee junni nit 150 ñoo faatu maanaam téeméer ak juróom fukk ñooy faatu. donc man ay fee laay xool ay résultats laay xool. waaw donc vraiment loolu bëggoon naa ko wax. te maa ngi am yaakaar que ni Sénégal effectivement dinañu am souveraineté te loolu lañ mës a am. aussi ay scientifique yu moom seen bopp lañ mës a doon. jàpp naa ni loolu moom mooy doon li nga xam ne moom mooy continuer. très bien OMS ci boppam nga defe ni dina génn ci pandémie bi indemne maanaam boobaak léegi moom it daa mel ni rek xamul fu muy taxawee de. non man loolu laa la wax man ne la man dama xaw a am tuuti dama xaw a gêné wu ndax Alaaji Assane man personnellement loolu aussi mën naa ko wax ndax ginnaaw agrégation bi ma am ci physiologie man maanaam wàllum garab aussi yàlla dafa dogal dama ci am naa ci ay diplôme maanaam li ñuy wax pharmacologie am naa ci thèse troisième cycle am naa ci doctorat aussi donc xam naa garab naka lañ koy saytoo xam naa garab lan lay def ci doomu aadama chloroquine mënta nekk ci àdduna bi boobaak léegi mat na juróom-ñaar fukki at ñun ñi nga xamante ne nii ñun ëppal nañu ñeent fukki at ak juróom
ñun nga xam ne dañoo naan dal ci chloroquine. ñu yàgg naan chloroquine jigéen ñi wérul sax dañu leen a yàggoon a naan dal ci chloroquine. donc bu ñu toogee ba mu yàgg rek ci diirum ñaari weer rek ñu bëgg a jël chloroquine mu daal di doon léegi nekkatul garab mais posan la boo xam ne kenn waru ko laal. te terewul Alaaji Assane am na nit ñoo xamante ne tey am nañu feebar yoo xam ne seen jiirub dund ñu ngi naan chloroquine am na ñoo xam ne depuis fukki at ñu ngi naan chloroquine. am na ñoo xam ne bañ dalee naan chloroquine boobu xalaatuñu waxi coronavirus. ñu toog ba mu yàgg rek. mel ni daal dañoo décider maanaam daal. affaire man daf ma gêné personnellement quoi. dafa waaw mooy li nga wax sànq rek sa da nga ciy ñaaw njort. non dama gêné wu. parce que man dama gëm pajum docteur. ñu ne ay docteur lañ. di basé wu ci science. te lii dafa doon loo xamante ni lu doy waar la parce que même boo xoolee protocole bi nga xamante ne ñoom moom la ñu defee essai clinique. di jarawul da leen ko yàgg a wax nee na leen protocole bii ngeen di utiliser. man bokk la protocole bi ma wax. man li ma wax mooy feebar bi suy doog a dal doomu aadama bi moment boobu noonu ci lañ koy utiliser ko. ndax boo bàyyee ba mu faagaagal nit ki ba bu nit ki nekk réanimation wala yu mel noonu. boobaa amatul njariñ. dëgg la te ñoom dafa mel ne ci moment boobu ci lañ ko utiliser léegi nag. dafa am loo xam ne aussi dafa am. mooy que tey boo xoolee ci yenn dëkk yu bëree bëri yi nga xam ne dañuy yéex a utiliser chloroquine bi plainte yi bëri na procès yi dana bëri ndax am na ñu bëree bëri ñoom nee nañ ñoom mënuñoo comprendre loolu doon faj utiliser wuñ ko ba seeni mbokk yu bëree bëri faatu ci noonu la amee ci ñi nga xam ne dañuy porter plainte parce que teeluñu leen wax ne dañu war a takk ay masque donc yooyu yëpp dafa nekk yoo xamante ne nii aussi bon xëy na bon buñ ci jëlee compte mën na expliquer yenn décisions yi mais OMS moom li nga xam ne moom mooy dëgg mooy dafa war a dellu ci waat ci li nga xamante ne nii moom lañ ko xamee mooy lan mooy maanaam doon ay scientifique yoo xam ne li leen soxal du lenn lu dul wér gu yaramu doomu aadama yi bañ a xool benn pression wala bañ a xool benn loo xamante ne nii day wànceen loxo ci loo xamante ni nekkul njëriñu doomu aadama yi maintenant ak it ñun li ñu ci war ci sunuy kilifa quoi fii àddina toll ak enjeux mondiaux yi vraiment ñu bañ a rek ni ma ko waxee sànq nekki al toppé parce que ku ne ak say intérêt n'est-ce pas débat yi moom il faut que ñun ñu fexe ba peser ci balance bi wàllu vaccin yi par exemple j'en profite pour aborder ko ak yow ndax ñu ngi naan Sénégal nangu na ay test vaccin yooyu xam nga loolu moom mënut a ñàkk ci àddina jàngoro bu feeñee ci àddina réew yi loolu du ngaañ blanc ko aussi également mais il faut que ñu expliquer scientifique yi jël débat bi parce que ñi xamul bu fi léegi ñu ngi wax rek mooy jur sax yenn maladie yi ay polio buñ ko bëggee xeex dugg ci koñ yi war a ñàkk gune yi yenn yaay yi naan non nee nañ ma ñàkk bi da ànd ak nangam sangam ces fausses informations là la nature a horreur du vide fii léegi yéen a ngi des ci bureau yi bañ ko leeral ca kaw ñi xamul dinañ yàq dëkk bi. loolu moom dëgg la Alaaji Assane moo tax boo xoolee waa ji nga xamante ne nii moom daf si waxoon wax ju ñaaw jooju mu wax. ne dañuy ñëw jël vaccin yi testé ko ci africain yi ak yu mel noonu. ma leen wax ne li mu yàq dafa bari ndax li mu yàq mooy. non seulement dafa tooñ africain yi ci loolu nga xamante ne nii daf leen presque da leen jàll baat. mais li mu yàq mooy ñaaw njort gi nga xamante ne moom dina ko indi ci biir askan bi ci biir nit ñi. oui waaw may fàttali di wax nit ñi que ne. ñàkk moom. tey bëri na feebar yu fi amoon ñàkk bu njëkk ba dafa daan rey bu njëkk ba gis nga ni xale yu bëri dañ daan màgg tuuti am laago yu mel ni ki poliomyélite maanaam seen cër bañ yooyu yëpp dafa doonoon ay feebar yoo xamante ne nii li ko fi jëlee wala mu wàññi ko fi bu baax a baax ñàkk moo ko fi wàññi wax jooju nag ñu fi waxoon ak nit ñi biñ ko jëlee relayé ko ku nekk dolli ci lim ci dolli yokk ci xar mi karaw ba nga xam ne nit ñi dootuñu amati confiance loolu musiba bi mu mën a jur mooy que nit ñi dootuñu wóolu vaccin yi dootuñu vacciner seen ay doom te xale moom buñ ko vacciné wul moom maanaam amatul benn protection loolu li nga ci wax moom jamono ciy fekk si nit ñi nañu xam ne vaccin fa mu newoon ma nga fa ba léegi tey jii nii dañu toll ci àdduna boo xamante ne nii kenn amatul droit am sa doom bàyyi ko mu màgg rek noonu doo ko vacciné doo ko aar ci feebar yi nga xamante ne nii mën na ko dal bokk na ci feebar yooyu ndax nag feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus. am na solo mais parce que xeex bi ci àddina moom yamatul rek ci kii man wàllu communication donc foofu laay waxee ñoom Afrique ak yi ngëneelam bu nu moytuwul dinañ gis façon bu ne même bu corona gi jeexee dinañ songee neneen waaw. moom dëgg la c'est-à-dire que corona maanaam tey jii nii dafay laaj ci Afrique am beneen taxawaay boo xam ne da koy taxaw
doon taxawaay boo xam ne dootul doon taxawaayu al toppe waaw loolu dafa am solo dafa parce que Alaaji Assane ñun bu dee ay borom xam-xam am nañu ay borom xam-xam maa la ko wax tey jii nii ñun bi ñu jàngee Ndakaaru ba noppi jógee nañ fi dem Europe ñun liggéey nañ ci hôpital yi gën a mag ci France nekk fa ay at yoo xamante ne nii lañ fa wane njàmbaarte lañ fa wane goo xamante ne nii ñoom dañu naw xam-xamu docteur waa Sénégal te li ma lay wax ci lu ma xam la donc jot na aussi ñun ñu gëm suñu bopp goo xamante ne nii fa nit ñëpp di toogee di décider fa nit ñi di toogee di proposer Afrique toog fa tamit proposer ndax dinaa ne coronavirus moom ak bépp musiba mu mën a indi lenn moom war nañ ko ci tirer comme conséquence bu positive mooy que faaw ñu baaxewaat carte gi. ñu teel mbir yi suñu ay bopp. maanaam bu ñu toog rek. ñu décider fële. tànn ñuy exécuter décision yoo xamante ni. parfois nekk ci loo xamante ni. dëgg la ci intérêt lu jar a moytu la ay mbubb la yoo xam ne du sur mesure. bu ñu ko nattee ci seen bopp rek ñun dafay yëmbax ci ñun mbaa mu xat. absolument professeur jërëjëf waxtaan wi neex na maa ngi lay gërëm bu baax kan. jërëjëf professeur Bamba Kane ñu koy gërëm bu baax. ak professeur Daouda Ndiaye waaye docteur Aloyse Waly Diouf léegi xam naa la ñuy jeexale ñu may juróom benn minute xëy na Ablaye après auditeurs yi ñu soññante laa wax de maanaam ñu fàttalante suñu biir mesure barrière yi mais masque Mbaye Fall ak Pape Omar Diaw yii ku xëy yam ci boo wàññeeku doo am dépense de mën nañ la affaire bi il faut nga boole ci fashion tuuti nag Omar asalaamaaleykum. waaleykum salaam Alaaji. waaw sëñ Modou. Alaaji maa ngi lay ziar di la jégalu di la baal àq bu baax a baax. waay baal nañ la nga baal ñu. ak Abdoulaye Diop moom di ko baal àq ak docteur Matar Camara bu baax. ndeysaan ak ko kii bi. jërëjëf di leen jégalu yéen ñëpp nag. baal nañ docteur yi ñuy déglu bu baax a baax. non ñu ko baax nga jërëjëf. xanaa soññante bi dañ koy commencé ci Alaaji. dëgg yàlla suñu mbokk yi chauffeur yi nga xam ne dañ doon dem dëkk ak dëkk. te boobaag léegi ab diir ñu téye leen ñoom ñëpp kenn demul fenn. damay wax nag loo xam ne lu ma xam la am na ñoo xam samay nit lañ samay wëlëran te dañuy dund man ak ñoom. dëgg la. ñu nekk ci ay jafe-jafe ak ay xat-xat yu méttee métti te amul benn solution. waaw te ndimbal yi nga xamee ne moom moo war a egg ci ñoom. daanaka eggu ci parce que benn koo xam ne dafa amoon dignité am honneur am di liggéey di def ci boppam di yor njabootam. su jafe-jafe xëyee dal ci kawam kooku xamul dem ñu koy dimbale xamul dem ñu koy ñaan. dëgg la. kon ñiy dimbale ñoom ñoo war a fekk ñu ñooñu mais ñoom xamul di dem ci kenn di fekk kooku naan ko dimbale ma. te wax dëgg yàlla sonn nañ am na si ñoo xam ne dañuy dem ba ci doodaan yi ci buntu dëkk yi di fa taxaw di carte safoor yi di yelwaan te ay safoor la ñoo xam ne seen honneur lañ amoon loolu métti na waaw gis naa ci ñoo xam ne wallaahi asim seen matériel kër la ñu jaay pour dundal seen njaboot dëgg la gis naa ci koo xam ne otoom la jaay pour dundal njabootam kon gars yi war nañ ko waxtaane waaw réfléchir xool ban buntu daal waaw incha allah parce que toog bu yàgg na dëgg la te boobu ba léegi gisuma benn solution boo xam ne nii def nañ ko ci booy wax nag sama am na ñoo xam ne booy pare ñu leen envoyé message naa la xanaa da nga am ay oto du question loolu ñun ñëpp ay sénégalais lañ dañoo war bu fekkee li nekk nañ jafe-jafe mu leer na lii dina kut luy way ñu waxtaan ci ba xool ban solution leen di waxuñ ne ñu dem ak dikki pour tas mais nañ leen xool nañ leen di jàppale ñu waxtaan ci rek xool ban buntuwaay waaw tu as parfaitement raison ba ñoom waaw ñu jotaat seen honneur jotaat seen dignité dëgg la nga xam ne dinañ mën a dundal seen njaboot te kenn du leen xamal dara daa asan foo ko natt métti na ko am na solo foo ko natt rek métti na ko dëgg la ndeysaan jërëjëf xanaa li ci def ma bàyyi ko auditeurs yi ñu leen bal ak bu baax di leen jégalu bu baax jërëjëf sëñ Modou baal nañ la nga baal ñu kon kilifa yi ñu gën a yokk seen loxo gën a daje ak ñooñee di transporteur di gën a waxtaan gën a xool nu ñu leen dimbale ah ñoom ñoo njaboote ñëpp de waaw yóbboo rek ñu yaa ginnaaw 88 628 14 14 asalaamaaleykum. aleykum salaam Hadj Assane ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar bu baax. di déwénitil Sénégal yëpp di balu àq sénégalais yëpp. baal nañu nga baal ñu. di ñaan yàlla may ñu teewee sa ay at yu bari. amiin yaa rabbi. waaw di wax namoon nañu la. maa leen raw jërëjëf maa la raw. en espérant que quelques jours de repos yi ont été bénéfiques quoi. waaw alhamdulilah kay moom kay comme corona moom il faut nga xam nooy defee ak moom. dëgg la. xeex boo xam ne arbitre du signé dara amul mi-temps yaay jël mi-temps ñëwaat. feebar bi Hadj Assane feebar bi en tout cas dañuy ñaan yàlla daal yàlla daw. am na solo amiin yaa rabbi. jaxase na àddina lëmbee na réew mi. dëgg la dañuy ñaan sunu borom mi ñu ko teg daal yàlla nañu ko teggil. ci gaaw a gaaw amiin donc man
man fi may intervenir Hadj Assane mooy. d'abord ci débat chloroquine parce que ñun ñii aussi. en tant que analyste aussi ci dëkk bi. ñu ngi koy suivre bu baax di wax ne. Je pense que l'Afrique n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit suñu scientifique yi. c'est des éminents scientifiques. dëgg la donc te li ñu war a wax te waxuñu ko mooy ñun de protocole sanitaire bi ñuy utiliser pour traiter suñu maladie ñun. résultats yi ñu ci am ñoom biñ ko yeexee def gis nañ ci décès yi bari. donc OMS man organisation boo xam ne la bien vrai que liggéey naa ci organisation. ci programme sanitaire mais. dama gis ne actuellement nii derrière il y a des non-dits il y a plus de non-dits que de vérités avouées. et pour man si sama gis-gis mooy. tant que ñun ñu ngi rester si suñu ligne de mire et que protocole bi suñu scientifique ñooñu ko et que il y a des résultats probants que nous voyons qui sont palpables yaakaar naa dara waruñ cee mën a jëlee loolu avis contraire de nos scientifiques. donc Afrique bi nga xam ne OMS bi feebar bi tàmbalee daf ne on connaîtra de millions de morts probablement jusqu'à présent ñun on ne dénombre pas 30 000 décès ou 50 000 décès. dañuy sant yàlla suñu borom. oui. donc du coup côté boobu moom ñu gën a dëgërlu rek. ca moytu ay pression aussi parce que gars yi ay saay-saay lañu de xam nga boo nekkee réew mu amul doole moom. waaw léeg-léeg moom dañuy xam robinet yi ñuy tëj ak yi ñuy ubbi waaw. lu doole bari Hadj Assane. nangul ne fulla fayda. doomu aadama moo ko mën a jox boppam. dëgg la. donc suñuy réew. il peut faire valoir leur droit de souveraineté. jërëjëf c'est important kenn ci ñun. doo tëdd fii OMS ñëw fajal la sa feebar wala bindal la jox la garab. bu la faj donc ñun ñoo jël suñu responsabilité. merci beaucoup am na solo jërëjëf. donc gëm nañu suñu personnelu santé. wóolu nañu encore une fois suñu personnel santé wóolu nañu suñuy scientifique. wóolu nañu suñuy médecin. jërëjëf donc li docteur Aloyse wax. dama koy rafetlu encore une fois te xam ne sénégalais yëpp. ñu ngi seen si ginnaaw personnel de santé. sénégalais yëpp. merci mon grand jërëjëf xam naa waaw ñu xajal yeneen gars yi ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant. 88 628 14 14 mbokk yi ñu fàttalante sunu biir mottalante xel du doy di leen fàttali masque yi rek bu luñ ci gën a góorgóorlu rek ñu jël ca ñu fexe am yi nga xamante ni manes na kaa fóot muy set di renouveler waaye di set ci suñu yëre di set ci suñuy loxo raxasu gi bu leen ko fàtte ndax yëf yi masque bi benn bunt rek la lay tëj te comme kër gi faaw lépp ne ràpp tëju frontière yeeg bunt yi bu leen fàtte dara 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Assane ñu ngi nuyu waa di ziar. ñu ngi lay delloo ziar. waaw Cheikh Ndiaye di foncer. sëñ Ndiaye bisimilah. waaw ñu ngi lay nuyu di nuyu Sénégalais yëpp. jërëjëf waay. waaw di leen baalu àq ci koor bi di génn di baal ñëpp àq. baal nañ la nga baal ñu. di ñaan yàlla lépp lu ci jaamu yàlla na ko yàlla na. amiin yaa rabbi. tax na El Hadj Assane sunu docteur yi daal nañ bàyyi xel ne lu ñuy def rek dañ ci jiital intérêt sénégalais yi. waaw tubaab bi moom bu dee dañoo xool ba gis ne chloroquine bi amul njariñ ci ñoom te pour ñun moom ñu ngi ciy gis suñu njariñ. nañ ci ngooy bu baax rek te bañ koo bàyyi. ok waaw beneen bi ci des may wax comme ko yàlla dogal nañu wari. buñ koree xam nga Sénégal activité yi day commencé waat te buñ ne activité yi wax gargot yi jaaykatu ndékki yeeg ci sew sewaan yi ci mbedd yi. waaw naam ñun tax ci mbedd mi la ñuy liggéey waxuñu ko pour luy fitnaal kenn mais pour ñu gën leen a sensibiliser parce que xam nga jaaykatu ndékki boo dem di ko fekk lu ma fukki kaas baalu ko ëpp. waaw te ni buñ ndekkee ku naan ba pare da ngay jox keneen léegi nag ñu bëgg pour ñu mën fekkee mën nañ leen a sensibiliser pour que ñu di ko def ci kaas acheté yi quoi nga acheté yi nga xam ne ku naan rek da ngay sànni sa kaas dem duñ ko paasante duñ ko def dara dëgg la am na solo waaw ñu di ko wax nag pour ñu bañ ci teg kenn fitna bañ ci indi kenn waaw nañ jël mesure rek waaw bi ñoo bokk ne ci mbedd bi dëgg la waaw ñu di ko wax pour daal comme daal ginnaaw président nee na feebar bi dañuy dund ak moom te xamuñu fan lay yem waaw ñu xool noo xam ne bu ñu ko defee mën naa gàtt quoi ñu doxale ko noonu rek nañ ko booleeg geste yi rek geste barrière yi noonu la voilà na ñëpp liggéey waaye na ñëpp moytu di nuyu sama papa bu baax na mi ngi Tuubaa di ñu déglu ñu ngi koy ziar bu baax waaw Baye Serigne Seck Ndiaye maa ngi koy nuyu baax di ko ziar ñu ngi koy ziar bu baax sëñ Ndiaye jërëjëf waay jërëjëf 88 628 14 14 mbokk yi ñu soññante ci wàllu moytu gi ñeel jàngoro ji ci geste barrière yi di sorianto moytu dankalikoo yi waxtaanandoor yi nañuy dandante di sol masque di raxasu wala di yor gel asalaamaaleykum waaleykum salaam waaw cheikh bi
Papa Sane maa ngi lay ziar Dame Touba. sëñ Dame ñu ngi lay ziar bu baax Dame. namoon naa la lool nag Papa. maa la raw. wéetaloon nga ñu nag. waaye jërëjëf waay Dame jërëjëf. ñu ngi lay ziar di la baalaax di baalaax médecin bi nekkoon yëpp tamit ak professeurs yi. jërëjëf baal lañ la nga baal. waaw di wax rek gouvernement bi mu gën a dimbalewaat chauffeur yi rek. comme ñi nga xam si tamit dañoo yor oto yu ndaw ni ñu leen mën a dimbalee benn solution am na nañ leen dimbale. ñu wutal leen ay autorisation ñuy dugg Dakar di jël ay bagages ak ay yóbbu. pour ñu mën cee am dara loo xam si dinañ ko dundee. ok affaire tamit chloroquine bi tamit amul luñ ciy tiit parce que ñun biñ juddoo ba léegi yàgg nañ koy naan bi ñu nekkee ci àll bi yàgg nañ ko di ko naan. waaw kon nag nañ gën a góorgóorluwaat xam ne bal baa ngi suñuy cas ñun ñëpp ay défenseur la ñu war a doon nañ fexe ba bal bi du dugg suñuy cas. très bien. waaw ndax ab xeex bu demee ba nga xam si tey mu ngi ci suñuy loxo ñun ñëpp médecin yaa ngi góorgóorlu ñëpp a ngi góorgóorlu ñun ñi nga xam si nag ñooy askan wi ñooy dox ci mbedd bi ñooy wuti nañ gën a góorgóorlu ba nga xam ne si duñ ñaaw ci xare bi duñ ñaaw ci xeex bi lépp loo xam ne si war nañ ko mën a def pour jëmale suñu réew kanam ak ñun ndaw yi ñu gën a waxtaan ci suñu biir tamit ñuy gën a waxtaan suñu biir loo xam ne si dinañ jëmale kanam. jërëjëf Dame très bien maa ngi lay sant bu baax nag di la gërëm di la ñaanal bu baax. kontaan naa amin ñu bokk ñaan yëpp macha allah vraiment venant d'un jeune c'est encourageant tey jii mag mi waroon a def naka sul noonu sax boo dégloo sëñ Dame mi war a xanaa dellu ginnaaw ci geste barrière yeeg yëpp mesures yi j'ai bien aimé li mu wax Ablaye nañ nekk ñun ñëpp ay défenseurs waaw ñii Marius Trésor ñii Roger Mendy waaw bu fi bal bi taxaw na ñëpp kaj bu na fi jóge asalaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Assane. ñu ngi lay ziar sëñ bi. doon nañ ko baax a baax a baax Laye Ndiaye laa tudd maa ngi oote Dakar fii. Laye Ndiaye bisimilah sëñ Ndiaye. El Hadj Assane ñu ngi lay ziar di la baalu àq di la baal àq. baal nañ la ko baal ñu. yal nañu yàlla boole yërëm. amiin ñu ci di fi nekk nii yàlla na ko jëwee. amiin yaa rabbi. yow nag xawoon nga ñoo manqué. jërëjëf waay jërëjëf. waaye nag Barthélémy tax am na fu mu taxawee woon. Bart Guerrier la. waaw am na fu mu taxawee woon. El Hadj Assane. xam nga Trump jóg na fii critiquer OMS. oui. dégg ci commencement bi la ma doon wax léegi ñun ñu ngi ko door bi. et sunu borom xam-xam yi li ñu doon wax El Hadj Assane ba léegi ñu ngi ko gis ay résultats. bu ñu wax chloroquine dañuy wax niwaakin Sénégalais yi loolu la ñu xamoon. bu ñu waxee niwaakin rek ñëpp xam nañu ko. dëgg la. am na ñoo xam ne loolu xamuñu ko bu ñu nee chloroquine ñoom xamuñu mais boo nee niwaakin ñëpp xam nañu ko. man de ba ma nekk xale j'ai 56 ans ba ma nekk xale dama daan li ñu naan ci ay niwaakin kenn xam ñu toll. dëgg la. alors loolu yàgg na. oui. lu ma wàññi. dara. yàlla xam na ko. baaxoon na ci prévention bi. alors léegi bu ñu demee ba 2020 ñu naan niwaakin baaxul. lan lay def ci doomu aadama yi ñun loolu am man de en tout cas moi damay poser problème. kon Trump li mu doon critiquer OMS problème la am na problème. mais nag loolu damay comprendre une chose El Hadj Assane. oui. sa ginnaaw am na ci sunu borom xam-xam yi ab docteur bu jógoon wax fi loo xam ne su benn concert or na Barthélémy Dias nag il a été choqué. c'est ci propos du mu tudd sax turam quoi. c'est pas la peine. mais dégg nga ko xam naa ko. oui. mais ndegam ñun ñooy am ñu mel noonu kon nag dañu war a def ndànk nag tey xam ne nag ñun suñu biir même am na ñu nga xamante ne mën nañu lëkkaloo ak ñooñu indil ñu ak caay-caay go nga xamante ne fii. ndax seen intérêt personnel loolu xam nañ ko. dëgg la. xoolal suñu docteurs yi suñu scientifique yi li ñu sonne El Hadj Assane. nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg. dëgg la. seen mbokk si ñoom jóge fële. xamu fu mu jóge ak ay waxam. mais loolu c'est décourageant. non bul décourager parce que xam nga. réew mi non pas man mais day décourager. ci ñi liggéey non mais ñoom comme gouvernement bi def na leen confiance jox leen liggéey bi. di leen jox moyens yi. ca nag fii nag ñaari njiit amu fi kenn la ñu jiite kenn la ñu fal ci Sénégal. mu taxawal gouvernement am. bul jaaxle keneen ku wax it yow doo gouvernement doo ministre de la santé doo kiy jël décision. waaw mais bu donc ils n'ont pas à se décourager ñun kay nañ jàpp ci ginnaaw rek. nañ leen jàppale borom xam-xam koo xam dañuy docteur la. oui waaw mais xam nga démocratie la xam nga. mais yoroon fi la nga xamante ne. ay responsabilité santé côté santé la. bu waxee ñu xamul du ñu xam. non waaw d'accord mais xam nga débat. foofu laay waxee quoi waaw mais loolu yàqul dara ci xam nga day dolli ci waxtaan wi rek débat werante. ayul ci bu dee ci xam-xam la tegu waaw. waaw dégg nga bu dee xel rek la xeltu la baax na xol bu xol moo bon bu xol mooy indi ay saagaanteeg xastante. waaw mais xeltu moom ayul ñu ngi lay gërëm Cheikh bi. en tout cas ñu ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf. liggéey bi li nga ciy def ba mu commencé ba léegi xam nañ ko. alhamdulilah moo tax ma ne la léegi da nga ñoo manqué woon. jërëjëf ndax ba mu commencé ba léegi yow tamit xam naa ne docteur yi nelaw ñu waaye itam nelawoo. jërëjëf loolu moom leer na ma kon nag jërëjëf. yàlla fay la. nañ ñaan yàlla jële fi lii daal. amiin yaa rabbi. ndaxte mu ngi ñuy jaxase mu ngi ñu. voilà surtout ça sax waaw mu ngi
ngi sax commencé di ñu jaxase waaw. même suñu biir sax ñu ngi am problème. dëgg la mais yàlla baax na jërëjëf ñu gën a defarwaat toogaay yi ak comportement yi rek incha allah bu ñu gënee takk suñu ndigg yi rek lépp dina doon ab nittali waaw lu dul jeex amul lañ wax léegi xeex bi kay mooy fexe ba mu bañ fay yàgg asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. ñu ngi delloo ziar ba sëñ Assane. waaw. ñu ngi lay ziar di la ndokkeel. jërëjëf waay. ñu ngi lay baal ak di la baal ak bu baax. baal nañ la nga baal ñu. te ñun la naan namm nañ la lu bëree bëri. alhamdulilah maa leen raw yéen ñëpp. wallaahi lazim ñu ngi fi bàyyi woon tam nekkoon te ginnaawal ci liggéey. alhamdulilah. waaw ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp. jërëjëf. yàlla rek yàlla na fi yàlla jële feebar beeg jàmm. amiin yaa rabbi. wax dëgg yàlla sa soppe bu baax la. ndeysaan jërëjëf. waaw ñu ngi ñaar yàlla na yàlla jële feebar bu baax te wax ci ñi nga xamante ne ñu ngi féete ci wàllu nguur gi. nañu xamante ne ñu ngi fexe waa service d'hygiène daal di ñu gën a surveiller bu baax comme que nit ñi génn nañ ci koor gi. waaw. surtout nag ñi nga xamante ne waa ji génn foofu wax léegi mooy ñi nga xam ne ñu ngi doon jaay wàllu ndékkeeg yooyu. na ko service d'hygiène yi war nañ ñu gën a fagaru bu baax di leen gën a surveiller ndax buñ jaaree foofu rek koor gi jeex rek ñu commencé waat seen liggéey rek affaire bi xaw a bàyyeeku waat. dëgg la. waaw nan ñu gën a surveiller foofu bu baax a baax. dëgg la mais yéen client yi tam sama soppee yéen ñiy jënd tam yéen ñëw exiger kiy jaay xam nga da ngay tànn fi ngay lekkee yow it. waaw xam nga am na ci solo de. wallaahi client bi parce que jaaykat bi client la soxla bu client yëpp ne ko nii lañ ko bëggee wala ñu teggi la fi wuti keneen moom dina wut raxasu dina wut saabu dina désinfecté dina jël matuwaayam. voilà ñoom ñaar ñëpp la nag. client bi ak jaaykat bi client bi ak jaaykat bi yëpp la voilà mu ngoog. waaw ñëpp ñu si wax nga dëgg bu baax waaye nag da ci am ñoo xamante ne. da ngay yamale ndékk fi ñoom wala añ fi ñoom ak bàyyi ko. ok. waaw bu ko ñëpp defee noonu rek bu ko defee moom tam bu bëggee li muy jaay am nu mu def rek moom tam dina am nu mu def. voilà dina gën a setal mbir yi très bien. waaw ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax. te dina wax rek yal na la yàlla taxaw bu baax. mais amiin kontaan naa noo tuddee wala da ngay leb tur bi. Cheikh Sow la maa ngi woote Jogo. waaw kay Sow kontaan naa ci yow. waaw nga nuyul moom Malal Junior Diagne bu baax. Malal Junior dina ko dégg. waaw incha allah jërëjëf waay yéen jàmm jërëjëf Sow jërëjëf Ablaye xam naa ñu jël dernier auditeur bi laata ñu jublu ci njaay mi di ñaan yàlla client yi gën a ñëwaat nag corona gaa ngi fi bëgg a yàgg entreprise Sénégal yëpp jaaxle nañu. rawatina presse bi jaayatuñu dara asalaamualeykum. waaleykum salaam. kooku. waaw Alaaji Assane. waaw sëñ bi. man nag maa ngi tudd sëñ Mourou Fall. ah Fall waay. maa lay wooyee diwaanu Mbour. Mbour waaw. waaw léegi soññee gi rek ñun ay jàngalkat lañ war a delluwaat ci àll bi. ñu ngi war a dem nag ci diwaanu Koungheul. Koungheul waaw. léegi nag diwaan boobu jàpp nañu foofu amagul benn cas coronavirus. léegi te jàngalkat yi say jàngal ñu si bëri ñu ngi dëkk si diggante Mbour Thiès Dakar. ñu gën a respecté mesures barrières ndax bu ñu demee ci zone yu mel noonu ñu dem fa semaine wala fukki fan ak juróom ñu jàpp ni am na fa ay cas. jàpp naa ni dañ commencé enseignants yi. stigmatiser leen quoi. waaw parce que bu ñoom fu mu ne nii ñoom surtout village yi nga xam ñu nekk ci profondeur yi ñoom. feebar bi koy dégg rek. dëgg la. te ñun bu ñu jokkoo ak ñoom ñu ngi ñuy artu nañu fexe leen bu leen fi indi jëriñ. loolu lañ leen di wax est-ce que mënuñ leen a testé wala lu ni mel ak yooyu sànq rek maa ngi waxtaan ak Youssouf Bodian ci rédaction bi muy am xalaat bu ni mel est-ce que. mënee su la xalaat lu mel noonu. suñu syndicat yi wax nañ ko ak ministre bi ñu rencontré ak moom mais moom daf ne état bi jëlul en charge pour def test enseignant yëpp. parce que ñoom dañuy wax ne enseignant yëpp dañu koy gagné am nañ 100 000 enseignants yoo xam ne dañu war a dem. oui ñu ngi ci école yi fi ñu toll nii ñoo war a dem. léegi ñoom xam naa coup boobu lañ ciy daw. dëgg la kon ngeen respecté geste barrière yi rek dégg nga yóbbaale seen i masque ak gel. waaw mais xam naa loolu rek du doy mais ñu def si lu mën loolu laaj ko ñëpp quoi sama mbokk yi ma yore ku si nekk. fa nga jëm na nga def lépp loo mën. bépp moyen buñ teg wala geste buñ teg boo xam war nga ko mën a def pour respecté ko. dëgg la. def maanaam nga quarantaine sa bopp. dugg sa néeg jàpp sa njàmm dem école wàcc. dëgg la am na solo di laal sa gel foo toll. am na solo. bañ a jaxasoo population bi loolu de loolu moom laay xalaat. loolu tam pexe la incha allah yàlla def jàmm. jërë ngeen jëf enseignants yi kenn mën leen fay yéen it jàngalekat yi wax dëgg yàlla ñu am solo lañu Omar surtout ci élèves nilaar yi nag Ablaye Diop Mbaye Fall Pape Omar Diaw xam naa seen i maître seen mu de sonnoon na pour dugal seen bopp yi problème bi nii lañ ko war a résoudre